asalaamaaleykum sama waa tim sama Adja traiteur maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal à chaque fois seen présence ci sama chaîne di leen laaj naka koor gi j'espère que ça se passe très bien yal nañu yàlla defal kooru jàmm tey nag dañ leen di indil ay risol à la viande mu nekk benn recette bu neex a defar bu gaaw donc ingrédients yaa ngi nii 300 g de farine 450 ml d'eau paprika ak curcuma comme épice lañ utiliser tey suñu ñaari pot yi xàmmee ngeen ko suñu seex yi sel ak poivre benn kudd bu mag beurre tollu ak 30 g moom la ñuy réaliser suñu pat suñu farci mi ngi nii ci farci bi lay ci suñu ay risol lay bokk def nañ aussi beneen bokalu farine bu yam rek pour panure bi après cornflakes comme d'habitude moom lay utiliser comme chapelure dama koy wal ba mu mokk suñu ñaari nen ñu def ci tuuti ndox bati ko pour bu ñuy panure suñu ay risol donc cornflakes bi ma utiliser mi ngi nii maïs bi la ñu daal di jàll ci suñu réalisation pat jël nañ suñu cin sotti ci suñu ndox 450 ml daal di tëj xaar mu tàng gis ngeen ne tàng nañu def ci suñu beurre kudd bu mag donc xaar tuuti mu wàcc donc mu nekk loo xamante ni pat bi dañ koy pré-cuire gis ngeen def naa paprika ak curcuma ñëw def sama poobar ak sama xorom lépp bëgg pour pat bi ci boppam mu neex waaw parce que pat bi lawet ci biir saf aussi du neex weeru koor lañ nekk togg yi dafa war a neex dafa war a saf donc ñu yëngal ingrédients yi gis ngeen beurre baa ngi seey ñu yëngal ingrédients yi ba mu maase doog a ñëw nag jël suñu farine daal di ko ci def donc là ñu yëngalaat ba mu maase waaw donc pat bi na xaw naa laaj tuuti doole man bi ma koy réaliser benn instant tuuti ma yooxu donc là yokkaat naa ndox lu tollu ak 50 ml muy 450 ml au total def nañ suñu farine da ngay def farine rek daal di yëngal waaw di nga am impression nag que ni du jàpp mais ça demande beaucoup de force boo yëngalee bu baax rek di nga dem ba mu maase gis ngeen ñu ngi maase donc risol moom patam dañ koy pré-cuire comme ni ngeen ko gisee nii laaj na doole nag moom di nga yëngal pause taxaw sa loxo dina toog mais bon su paree résultat bi dina ko jar mu nekk recette yu ñu mën a réaliser ci koor bi boo ñu amee ay gan mun ngeen ko defar comme entrée mun nañ ko defar ndogu remplacer ko par pain nga xamante ni moom soppuñu ay pain des fois ñu dugg ci tim saaf risol moom dama koy dugal ci tim saaf waaw moom ci recette yi nga xamante ni day jaar ci saaf ci lu bokk des fois nga dugal four des fois nga lakk waaw ñu daal di teg suñu pat mu sedd dajaloo na yépp donc ñoo jàll ci farce bi gis ngeen ingrédients yi moo nekk nii sauce verte baa ngi noonu purée d'ail gis nañ fi curcuma paprika gis nañ fi tomate donc ñu def suñu ñaari kudd yu mag diwlin ci suñu poêle ñëw teg sotti ci suñu yàpp su commencé baa ñu def tomate herbe de Provence paprika dugg si na sel baa ngi noonu sauce soja poivre suñu purée d'ail et enfin suñu sauce verte donc lii lañ mariné suñu farci suñu viande hachée donc là yëngal nañ ba mu maase def nañ ci ñaari taasu ataaya pour wàcc viande bi xaw a wàcc mu neex a yëngal def nañ ci suñu soble xaar ba mu wàcc ñu yëngal ba mu maase donc gis ngeen sauce bi tamit yomb na defar gaaw na defar parce que viande hachée dafa gaaw a ñor boo koy togg c'est vite fait en quelques minutes donc là togg nañ suñu ay farci ba mu maase gis ngeen ñor na dañuy ñëw jël suñu kudd gu mag au lieu ñu defar sauce béchamel à part dañuy ñëw jël suñu ñaari kudd farine yu mag au lieu fii ngay togg sauce béchamel dangay daal di ñëw jël sa ñaari kudd farine def ko ci directement c'est la même chose donc gis ngeen laa def nañ ci suñu farine ba mi ngi maase c'est la même chose ak nga togg sauce béchamel sotti ko ci donc là meew lañ xóoyal daal di ñëw sotti ko ci de ce fait suñu farce dañ koy def en une cuisson là gis ngeen mi ngi ñor bàyyuma ko ba mu dang parce que bu seddee dafay gën a dang donc là ñëw jàll ci suñu pâte donc là bàyyi nañ ba mu sedd tuuti ñu ñëw nag diviser ko en deux daal di ñëw étaler suñu ay pâte dër ko ba mu normal pâtu risol nag neex na dër parce que déjà dafa ñor
dafa nooy nepp amul laaju doole bu bari donc booy dër rek da ngay gis ne dafay tàllaliku donc selon nit yi ku bëgg risol bu 10 mun nga def sa pâte 10 bu fekkee risol bu oyof nga bëgg nga gën a tàllal ba mu oyof donc c'est un choix du forcément nii la war a toll wala nangam ak nangam non donc am nañ suñu appareil pour tëj suñu pâte moo nekk moom la ñu utiliser tey ku ko am mën nga ko tëjee loxo. Parce que risol moom neex na fermé boo bësee bu baax tëj rek dafay tëju juste que nga appuyé bu baax comme ça boo koy saaf du ubbeeku ci biir diwlin bi donc là ñu yëkkati suñu ay pâtes j'avais pas mis beaucoup de farine moo tax mu xaw a collé wu tuuti mais su ma defoon assez de farine ci suuf du collé wu donc di daal yëkkati suñu ay pâtes étaler ko ci suñu beneen plateau restant yi dañ koy dajale après dañ koy tàllaat aussi donc ñu continuer def suñu deuxième partie tàllalaat ba mu tàlleeku gis ngeen même chose lañuy def donc risol vraiment mu nekk benn togg bu neex vraiment boo amee ay gan bu dul weeru koor sax mën nga ko defal njogonal soo amee sa ay gan boo amee sa ay xew ay tour de famille ay mariage mën nga ko def say barquette mën na dem ci lu bari parce que dafa neex c'est très délicieux mën nga ko defee aussi ak poulet mën nga ko defee ak crevette c'est juste un choix xam naa yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat inshallahu rabbi bu ci nekk ñu wan leen naka lañ koy réaliser tey nag bu viande bi lañ defoon gis ngeen restant pâte yi laa jëloon dajalewaat ko nii di ci génnewaat yeneen risol ak suñu porte pièce ñu dëraat toujours du ma ci bàyyi dara donc là nag suñu pâte pare na ñu jàll ci suñu réalisation risol ñu ñoo monter ko dama ko xaw a tàllal tuuti pour mu mën a dépasser suñu appareil pâte nga xam ne su ma tëjee dina des tuuti place dama sinon bu ci yemee képp boo tëjee mun na am lu des de su fait sa ay risol dafay ubbeeku donc moo tax tout le temps mu xaw a dépasser tuuti dina ci baax restant yi mën nañ ko utiliser waat donc continuer nañ def noonu ba suñu ay risol pare là ñu ngi ñoo def suñu panure dañu njëkk def ci farine bi ñu paree def ci nen bi bu ñu paree def ci cornflakes bi nga xamante ni dañ ko xaw a haché tuuti ba mu mokk donc mu nekk aussi lu important ñuy def nànk parce que boo jëlee sa loxo def ko ci farine bi jëlaat sa loxo def ko ci nen bi boo ñëwee def ko ci cornflakes boo defee 3 ba 4 risol sa loxo yëpp cornflakes lay takk de ce fait li waroon dem ci pâte bi dafay takk sa loxo donc le mieux mooy ñu utiliser ay cuillère wala ay fourchette donc là tàngal nañ suñu diwlin ñu ñëw saaf suñu ay risol mën naa wax si dañuy dooreel parce que ci biir farce bi ñor na pâte bi ça a été pré-cuite donc là c'est juste question de quelques minutes mu doore nga tourner bu yàgg ci diwlin bi parce que sinon dafay xam éléments yi ko composé presque yëpp ñor nañ donc gis ngeen bu dooree rek nga daal di tourner sa ay risol à quelques secondes aussi beneen côté bi doore nga daal di seppi donc toujours ñuy wàññi suñu gaz fuddu jël ko yokk ba mu sens ndax ne boo rusee saxaar seek fu nekk di fet jaru ko donc là gis ngeen ñu seppi nànk suñu ay risol ci suñu assiette fekk def nañ ci suuf suñu papier absorbant gis ngeen suñu ay risol pare na bien doré amu ci benn boo xamante ni dafa xëm wala dara donc tey nag samay risol maa ngi ko yàkkal sama benn xarit Fatimata Sall waa team RC moom xam na ingrédients yi moo nekk nii tey moom laa yàkkal sama ay risol di leen wax ni bu leen fàttee abonné wu ngeen ñëw bës s'abonné bës cloche bi comme ça bu ma dugalee vidéo di ngeen ci mën a jot et ça va beaucoup m'encourager sama Adja Traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jox rendez-vous très prochainement jaa ngeen jëf